ñii ñu nag ñu daaneel seen kër ñoom dañu mujj taxawal benn kuréel ñu nga ko duppee kon collectif des victimes xeex bi ñu ne dinañu ko xeex ba mu mat sëkk ñu teew li nga xamante ni moom moo leen jiite waxtu yi du yow ci turu ko Medoune Seck. mu mel ni kon Medoune Seck yegg seegul dinañu ci kon dellusiwaat wax ci procès Tahibou Ndiaye ca CREI ña nga koy wéyal kon moom ancien directeur général bu cadastre ñu koy toppee enrichissement illicite boobee àtte kon ñanga ca mbindu mi ngir dem Makkatal Mukarram loolu it ñanga ca ujaaj yi tàmbalee kon dem fële ca hangar bu aéroport Léopold Sédar Senghor démb ba léegi nag la ñu tàmbali mbindu mi waaye bokk na ca la leen naqari xaat njëgu billet bi yokk nañ ko waxtu yi mi ngi toll ci ñaari millions ak 650 000 francs CFA ñu ni nag ëpp na jamono ji neexul ba waral nag lañ ci yokk ci wàllu koppar ñii di pèlerin yi naqarlu nañu ko reportage Fatou Bintou Konté Modou Diop. démb la mbindu mi door fee ca hangar pèlerin bu Léopold Sédar Senghor ngir ñi bëgg a dem màkk wante boo xoolee mbooloo mi takkuwul loolu la ko waral lenn rekk la. ëpp na metti gis nga ba ñu ubbee depuis démb ba léegi gisu leen benn affluence fii démb une cinquantaine moo fi nekkoon ren presque même chose la encore pourquoi parce que premier jour daa war na fees mais lan moo tax feesul donc conjoncture bi nekk fii si dëkk bi vraiment billet bi ñëw yokkoo nii est-ce que ren pèlerin yi dinañ ñëw. ñi bëgg a dem màkk seen xol neexul dara ngir paas gi ñu yokk jamono ji 2 650 000 te dëggante écart privé bi ak commission bi. amoon na benn écart boo xam ne dina commencé ci 150 200 000 300 000 donc prix public bi bu defee 2 650 kon ça veut dire que privé bi dina dem à partir de 2 750 800 ba 900 day metti dàpp 3 millions. ñu di leen ko expliquer nag te seen xel dalu ci que ne li nga xam ne moom mooy taux dollar bi moom moo yokk moo tax pass bi yokk. dañuy déclarer ne taux wu dollar bi dafa yokk moo tax billet bi yokk mais 2 650 000 ci état bi. metti na lool. ñu jàpp ne lekk yokk bile nag dafa ëpp loolu ndax fii ci Sénégal rek la mbir mi rek am. yërëmuñ ñun ujaaj yi ndax boo seetee yeneen dëkk yi seen billet moo gën a wàññeeku suñu bos te ñoo bokk fi ñuy jëm makka rek la. dafa metti parce que boo xoolee ci Afrique yëpp Sénégal moo ci gën a cher billet. nit ñaa ngay ñëw ndànk-ndànk ngir inscrire bëgg a dem màkk ñu jàpp ne fii de ay fan yi néew xëy na danañu gën a yokk. ayu bés bi ñu ngi ko jagleel nag xeex lu jëm ci wàllug drogue ñu fas yéene kon mobiliser wu ngir jëlee fii si neebar yooyu ñu amal ci am ndaje ci kilifteefu kon jëwriñ ju ñu denk biir réew mi fële la woon ca centre Jacques Chirac ca Thiaroye mobilisons-nous pour une école la ñu wax école boo xamante ni daal danañu fexe ba mu mucc ci wàllug drogue loole nag la ñu jàpp ci thème bi drogue boobee nag bu ñu koy xool ci biir société bi bokk na nekk mu fi nekk bu dee weesoo njàqare moom fa indi li tax ñu gën a jaaxle moo di gone yi jigéen ñi ak xale yi nga xamante ni léegi dañu leen ci gën a nimiku loole nag tax ñu gis ni jot na ñu taxaw ci xeex ko na mu waree Mame Birame Diouf. ñi jëfandikoo drogue doon lu yokku doon it lu wér fii ci biir Sénégal lu tax jigéen ñi sóobu ci tontu li ak Mame Makhtar Gueye. li waral tuxum yàmba bi ak jëfandikoo si nebar mooy xam bi ñuy naan wala bi ñuy piquéro si jigéen ñi li waral surtout fii ci Sénégal mu yokk jolli jëm kaw dafa am ay genre jigéen ñoo xam ne dañu jàpp ne que ci anam boobu rek la ñu mën a laaj seen gëdd ak seen baat ci biir askan wi. bu fekkee jigéen ñi dañoo dugg nag moo xam jaay mbala sax jëfandikoo drogue googee noonee dañuy daanu rek ci piège ba nga xam ne ni narcotrafiquants yi dañ leen kaa lalal. piège bi mooy dañ leen gëmloo ne dafa am drogue dure ak drogue douce daal di jël lu mel ni chanvre indien cannabis hashish ak marijuana nga xam ne yooyu yëpp ay gàncax la yuy sax di drogue naturelle ñu ne drogue douce la daal di jël beneen catégorie bi mu di héroïne di cocaïne di morphine ak di LSD nga xam ne c'est des drogues de synthèse dañuy jël drogue naturelle yi liggéeyaat ko ci laboratoire pour yokk dangaru tooke bi ñu tuddee yooyu drogue dure. fekk na ci atum 2003 professeur Omar Sela di psychiatre moom sax ci ab rapport xamaloon na que ni jigéen ñi ñu ngi gën di jëfandikoo drogue fii ci biir réew mi tey ji askan wi jaaxle la ñu def. jigéen war na dugg ci leneen lu dul drogue liggéey mi ngi fi xam nga te liggéey léegi yaakaar naa pour nga am ko jafewut da ngay gëm sa bopp di dugg ci biir nit ñi baax ñi
di dem ci ñoom di leen wax sa soxla même bu fekkee da nga am problème tamit nga dem ci ñi baax ñi wax leen sa problème bu ko defee mën nañ la jàppale. moom musiba de ku ko def sax man bëgguma laa nawloo ndax xale bu jigéen boo xamante ne war naa defar liggéeyu ndeyam primo di nga yàq sa avenir say morom raw la sa àddina du neex du baax ak njaboot tëla nga mujjoo fenn fu ci prison bi yàq sa liggéeyu ndey yal nañu yàlla musal ci yooyu façon doom. jigéen yu jëfandikoo drogue nag mun na kaa lor lu bari. alors gis nañu ne équilibre hormonal li tubaab tuddee équilibre hormonal mooy mooy mbooleem melokaan yi suñu borom def ci yaramu jigéen ba tax jigéen mën di jur mën di ëmb alors cannabis bi maanaam sinébar bi ak bu mu mënti doon daf koy perturber dafay jalgati rythme de fonctionnement hormonal bi. gannaaw infanticide drogue doon lu yóbbu soxna yu bari ca prison comme ni ko acteurs yi xamle xeex bi kon doon lu ñu war a gën a amal. loi Latif Gueye wala loi 2007-31 bu 30 novembre 2007 ci charte boobu nag la ñu xamle woon ni léegi trafic drogue dañu koy jàppee ni ku ray nit criminalisation boobee loolu nag kenn du ko fi dindi duñu ko supprimer jorin ji ñu dénk wàllug yoon moom moo ko xamle kii di Mame Mactar Gueye addu ci ni nag moom vice-président ONG Jamra am nañu ci assurance su premier ministre te loolee nag ndam la ci xeex bi nga xamante ni ñu ngi koy xeex drogue ci réew mi yi kàddu la ci dénk suñu reporter. le ministre de la justice te maa ngi ko ciy gërëm monsieur Sidiki Kaba dalal na ma ca bureau waxtaan nañu waxtaan bu yaatu presque waxtu et mu daal di indi xalaat boo xam ne dal na xel nee na projet de réforme code pénal bi ak code de procédure pénale bi nga xam ne incha allah balaa yàgg dañ ko jébbal pencum ndawu réew mi te xam naa balaa ñoo génn 2015 bi daañ ko woote nee na disposition yu bees yi léegi réglé na problème bi mooy cour d'assises yi nga xam ne dafa nekkoon un fourre-tout parce que lépp lañ fa daan jugé crime de sang yi infanticide yi incendie volontaire vol à main armée trafic de drogue yëpp cour d'assises loolu dafa diis moo tax nag délai d'attente yi daan def ay 4 ans 5 ans ñu doog la jugé jaaduwul alors nee na kon loolu yëpp léegi dañ koy réglé ni ñu koy réglé mooy cour d'assises seen bopp dañ koy supprimer bu ñu ko supprimer nag créer ay chambre criminelle et loi bi jox na ma assurance ne duñ ko laal maanaam dangar ba tegu ci daan yi nga xam ne minimum 10 ans la ak i tamit amende bi ñu jël valeur drogue bi multiplier ko par 3 teg la ko nga fay ko yooyu du soppeeku. wax ci wàllu kon archive bi sup tey jii moom la ko àdduna bi kon jagleel waaye fii ci réew mi jàpp nañu ni archive nationale moom jafe-jafe la fi ci rez-de-chaussée bu building administratif booy xool fa la ñu dajee lay këyit yi loole nag lu ne mën caa xew ndax condition ya ñu war a dencee jàpp nañu ni matewul doxantu nañu fa ci reportage bu ñu fa defoon Cheikh Tidiane Dione. direction archive nationale mu ngi daal di nekk fii nii ci building te building nag jamono ji ci chantier la nekk ñoom sax dàquñu ne dañuy waaju toxu te fi ñu jàpp ne foofu la ñu war a dem moom mooy les 4C. bu ñu demee bay toxal ñu nekkoon building pour defaraat ko mais ñuy toxawaale archive yi mais li tax ñu bàyyi leen fa boobu ba tey wane na ne gëdd gi archive yi amoon autorités yi joxuñu leen ko parce que archive yi ñi ngi ci sous-sol yi. bu ci benn accident amee lu mel ne lakk incendie. wala inondation archive yi doot ñu perte ko définitivement or mat na fukki kilomètres ëpp na ko nga xam ne boo ko taxawaloon li ñëwaat dina dem ba Pikine. naam ci atum 99 bi fi Abdou Diouf nekkee lii di cérémonie pose première pierre jotoon nañ ko amal fële ca ñaay cokkeer waaye lu ni mel amagul ba tey. gouvernement yi fi jaar yëpp am nañ ci responsabilité mais tey ci tey nag ñooñu nekkatuñu fii c'est le gouvernement du président Macky Sall moo fi nekk. ñun archivistes yi nga xam ne dañuy liggéey ci archive ci service d'archive wala ñu di ko jàngale fii nga xam ne mooy école bi ñu njëkk a créé école archiviste ci Afrique suñu bëggee ñu wone lan mooy seen taxawaay ci réew mi mooy ñu tabax kër goo xam ne mooy këru archive nationale du Sénégal. lu ni mel ndax ab ñàkk farlu la wala sàgganteef wala ñàkk xam li nga xam ne moom mooy intérêt lii di archive nationale ci réew mi ni mel ndax suñ fàttaliku réewum Sénégal moom moo fi nekkoon nag lii di capitale AOF ba ñu amee indépendance boobu ba léegi jot na ci juróom fukki at ak juróom. archive moom nañ ko soxla ndaxte mënoo ne da ngay jàng histoire te doo utiliser archive mun na nekk nag archive écrite archive orale wala archive matériel et tout ça
mais su nekkee archive bu tax ñuy wax bi donc mooy li nga xam ne dañ ko bindoon loolu moom dañ ko soxla ndax si loolu la ñu jàng pour xam ñi jëloon yenn décisions yi pourquoi ñu jël ko lu tax ñu ko doon def ak ci yenn anam lañ ko doon defee. étudiants yi nekk en année de master ñi def doctorat yi dinañ toog ak ñi suñu bopp nga xam ne dañuy gëstu bëgg a publier dinañ toog ñaari at yoo xam ne duñ ko def. waaw damay soxla archive parce que daf may tax ma xam li ma xamul loon ci sama dëkk ak si yeneen dëkk tamit. accès bu ñu arrêté nii vraiment arrangé wuñu ñun étudiants yi jeunes yi dañoo war a gëstu di xam li xew si dëkk bi quoi. ak lépp nu mu mënti demee lii di taarixu réew mi dañ ko war a denc fu yàq yeggul waaye daal dafa mel ni nguur yi fi jot a jaar lii di taarixu réew mi seetaat ko dafa mel ni sax yitteelu leen. gannaaw xayma lii la ñu jàpp ci réew yu bari ci àdduna bi li nga xamante ni moom moo di tey jigéen ñi taxawuñu ci na mu waree rapport mondial ci progrès jigéen ñi ci àdduna bi loolee la fésal 2015 2016 ñu lancé ko gis ni kon ay jéego war nañu koo def ndax lu demee rek ni ci wàllu xëy mi téeméeri jigéen yoo jël juróom-ñaar fukki ak juróom emploi informel ca la ñu féetee nit li Ibrahima Kane. rapport bi bokk na ci li ko sabab saytu nekkinu jigéen yi ci àdduna bi rawatina bedd gi seen digganteeg góor ñi ci biir téere bi ñu fësal ci ne jigéen moo ëpp lu muy liggéey te booy xool góor ñi la ñuy gën a fay. jigéen ñi ak góor ñi fi ñuy toll tey même bu fekkee ci liggéey bi la walla ci bien-être daanaka du tolloowuñu. te rapport bi nag loolu lay xool parce que en fait ñun ñooy ONU Femmes ñun ñooy organisation bi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo affaire jigéen ñi ci Nations Unies donc rapport bi loolu lay xool lan la ñu soxla ci ay politique pour ñu mën a ëllëg si biir mën a ne vraiment léegi jigéen ñi ak góor ñi ñoo yem fi ñu toll. ONU Femmes ne nag nguur yi dañoo war a tëral ay politique yoo xam ne jigéen ñi dinañ ci gis seen bopp teg ca bedd gi dinañ ko wàññi wala ñu jëlee ko fii Sénégal ci li ko soxal di rafetlu bu baax taxawaayu ONU Femmes xamle itam ne lu soxal jigéen ku ko ci dëgg ne ko massa. les droits fondamentaux des femmes danañ ko respecter parce que lu xumbat nañu lu bari ba xam liy gàllankoor li nga xam ne tamit moo war a taxawal économie ci taxawaayu jigéen. mu liggéey mën a xalaatal boppam décider liggéey loolu yëpp ñu ngi koy luxmbat fekk na ci nag Sénégal moo tax ma ne choix Dakar bi choix Sénégal du un choix fortuit parce que soo xoolee assemblée liñ ci am ci jigéen bari na par rapport ak yeneen dëkk yi nga xam ne dañu leen di wax sax dëkk yu développé te amuñu ko soo xoolee collectivité locale tey li ñu am ci représentation jigéen bare na am na dëkk yu développé yoo xam ne boo fa demee loolu daf leen di jaaxal sax. ci wàllu recommandation yi ONU Femmes di digal réew yi ñu gën a dooleel jigéen ñi rawatina seen ak tamit ci wàllu koom ci lancement rapport bi nag mu nekk guléet ci Sénégal ONU Femmes daal di sargal kii di Youssou Ndour di ministre conseiller bu njiitu réew mi ndax taxawaayam ak jàppale gi muy jàppale jigéen ñi. Sénégal ak Chine xaatimoo dox na seen diggante ci altine ji ci lu toll ci téeméer ak fukki kilomètre ak ñett mu di kon yoonu koy la Touba yi loolee la ñu fas yéene jublu ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benni kon milliards ñoom ñoo ci dugg ci lu toll ci ñeent fukk ak juróomi weer la ñu war a amal boobee liggéey loolee mooy chiffre kon autoroute boobu ñu dellu si kon ci ndaje mañ ci amaloon xaatimoo gi di Saprera ma nga fa woon. négociation yi jeex na tàkk liggéeyu ko autoroute à péage Ila Touba fii ak ay fan yu néew rek ñu daal di ko tàmbali réewum Chine ak réewum Sénégal xaatim déggoo gi jëm ci yoonu 113 kilomètres boobu di bàyyee ko Thiès jëm Touba ci ndigalu président de la République. waa Chine d'accord jubóog moom nanguñu abal ci lu toll ci ñeenti téeméeri milliards ak fukk ak juróom-benn. mën na koo ëpp tuuti nag ndax bi mu xoolee dossier bi mu digal ñu nañu ñëw signé ak ambassadeur Chine signé ak Exim Bank mooy dossier yi ngeen gis fii moo tax ci suba ñu ngi doon liggéey ci suba ba tey léegi lay doog a noppi signé nañu li ñu war a signé dossier yi ci war a dellu Chine sax delloon nañ ko Chine ba pare. autoroute à péage bi njëg li ñu koy xayma diggante 416 jàpp 420 milliards de francs CFA liggéey bi ñu koy amal ci ñeenti at Sénégal nag dina xaar juróomi at laata muy tàmbale fay bor bi nga xam ne dañ ko tàllal ci ñaar fukki at ak juróom mu am taux intérêt wu 2%. 416 milliards yi ñoom ñu ko lebal ci ñaar fukki at ak juróom am na délai de grâce mooy juróomi at yoo xam ne du ñu fay.
ci taux d'intérêt wu 2%. liggéey bi dina def ñeenti at 45 mois mooy délai contractuel bi muy daanaka ñeenti at am nañu yaakaar ni balaa ñuy tàmbali fay dina fekk autoroute bi commencé liggéey ndax am na aussi président xalaat bu mu ci amoon ci société bi nga xam ni moom moo war a exploiter autoroute bi kooku aussi dinañ ci liggéey bu soobee yàlla ci ndigalam pour bu boobaa xëy na la autoroute bi di jur dinañ ko mën a utiliser pour rembourser bor bi nga xam ni jël nañ ko ci. jëruñ bi yor wàllu infrastructure yi xam le ne 6000 jàpp 7000 sénégalais daañu liggéey ci defaru ko autoroute boobu fi mu toll nii sax 60 chinois di ay ingénieurs ak ay techniciens ñoo ngi fii ci Sénégal tàmbali liggéey bi autoroute boobu nag bu paree 600 jàpp 700 personnes nañ ca liggéey. tàggat yaram ak lu soxal gaynde yi fukk ak juróom-ñeent ci ñoom amal nañu seen première séance d'entraînement fële ca complexe sportif Jules François Bocandé ca Toubab Dialaw ñoom ñooñee nag ñooñu Aliou Cissé yi xam le ni seen digg ak Burundi bëgg nañ caa def lawaar ci wàllu détermination confiance bi te jàpp nañu ni mi ngi ci biir équipe bi nitilik séance boobu ak Mamadou Ndiaye Hamza Diallo ci caméra bi suñu envoyé spéciaux. ci ay ñaan la ñii di gaynde yi doore seen entraînement bu njëkk fii ci centre Jules François Bocandé nekk fii ci Toubab Dialaw lu toll ci fukki joueur ak juróom-ñeent teewee entraînement bi ndaw Aliou Cissé yi doon dóor bal bi ci camp yi di xoolaat taxawaay bi bu baax ci terrain bi ngir fas yéene jàkkaarloog ñii di Burundi samedi équipe bi sax di wone confiance ku mat sëkk. Ça se passe bien, ils sont bien intégrés pour il n'y en a qu'un seul qui est nouveau après. lépp jaar na yoon fi mu toll nii ñu ngi liggéey bu baax di xoolaat bu baax suñu taxawaay ñi fi nekk xam nañu bu baax li leen di xaar match Afrique yi nag du mës a yomb suñu groupe bi xam nañu loolu te loolu la ñuy liggéey ngir samedi ñu am ndam. Mais on aura aussi à aller jouer chez eux et à aller prendre des points là où il faudra. mu nekk entraînement bu njëkk kii di défenseur bi di Victor Bendia moom mu ne kontaan na lool retrouver groupe Aliou Cissé bi. ñëwaat na intégré wu carrément donc l'essentiel mooy maa ngi ci groupe bi et puis nekkoon na ak ñoom donc mayonnaise bi dafa dugg bu yàgg. non match bi comme ni waajale match yi passé ni yëpp donc éliminatoire donc 3 points lañ ci soxla gis nga entraînement bi dafa am intensité donc xamal ni kon gaa yi ngi ci biir. entraînement bi ñu defee fii ci Toubab Dialaw toll ci benn waxtu ak xaaj ñu seetlu ci teewaayu góol bi di Pape Demba Camara moom mu ñëw remplacer beneen nattangom bi di Lis Gomis mi nga xamante ni dañ ko forfait ci match bi fas yéene am Sénégal ak Burundi. foofee nag ñu ko defee muy centre Jules François Bocandé nga xamante ni moom mooy directeur ba Ibrahima Niang rafetlu na lu waral ñu ñëw def ko foofu kon boobee séance d'entraînement ak ndaje mi xam ne na ni loolee dana leen yokk encouragé tax na it wàllu visibilité dana ko gën a may centre bi ba waral daal moom ñëw boobu daal rafetlu na ko ñu teewlu li mu ca dénk Mamadou Ndiaye Ibrahima Niang. Recevoir équipe nationale dafa nekk à la fois source d'encouragement et puis de plaisir. Encouragement parce que bu ñu fi nekkee boobu ba léegi di jéem a liggéey pour améliorer cadre bi pour recevoir sélection yu ndaw yi ñu toog cadre bi amélioré wu ñu toog tuuti équipe nationale A ñëw fi donc dafay nekk source d'encouragement mais li ci gën a intéressant mooy retombées yi parce que depuis ñuy wax ñu ne équipe nationale dafay ñëw fii am na retombées en termes de matériel mais retombées surtout en termes d'avancement de nos projets parce que am na amélioration yu bëri yu nga xam ne am na. ñu ko accéléré depuis équipe nationale ñëw fi et puis am na yenn projets yi ñu ko gën a accéléré parce que si di comme équipe nationale commencé na ñëw rek dafay gën di ñëw. ñi ñuy jàkkaarlool it ñoom taguñu di seetaan seen bopp bu fekkee ñi di gaynde yi ñu ngi ci tàggatu gu mat sëkk ñi di waa Burundi ñoom it démb daal dinañuy yëngatu fii ci suñu terrain yi ñoom it di waajal match boobu ñu war a séq kon ak Lions yi samedi ji ñuy dëgmal basketball kon ci la ñuy wax ak Dakar Université Club yi nga xamante ne jàpp nañ ne édition 2015 ku ko wax ci wàllu basket faaw ñu tudd leen muy ci góor ñi muy ci jigéen ñi ñoom ñoo tekk seen tànk kon fii ci Ndakaaru Pape Cheikh Diak Khadim Cissé. ay coupe yu bari ba xajatuñ ci armoire bi ñu leen di denc ñaar yu mujj yi ñu teg leen ci wet bi di xaar am place bu ñu leen dugal
melokaanu salle des trophées bu section basket bu Dakar Université Club di wane ni club bi dominé basketball bi. sur base lu ko amee doole mooy ñun depuis très longtemps dañoo wax ni il faut que ñu def lépp pour sunu joueurs yi bu ñu ñëwee dik duñ fa bëgg a jóge. domination bii la nag Maguette Diop jàpp ne résultat wu liggéey bu am solo bu joueurs yi staff technique bi administration bi ak supporters yi moo ko waral. dina am administration boo xam ni boom doole la am encadrement technique boo xam boom doole la am comité de supporters bu am doole la. encadrement administratif bu baax aussi da ci yokk beneen partenaire muy ay moyens yoo xam ni moyens yokk la loolu yëpp daal mooy tax ni du vraiment mu am organisation boo xam dina ko mën a parfaire ne dina ko mën a tax mu am li nga xam ne soxla na ko ci basket bi. directeur technique bi di fàttali ndimbal bu am solo bi autorité universitaire yi di amal. ñoom budget pour préparer match di am subvention pour préparer match autorité universitaire dañoo bàyyiwul dañoo jàppale ci loolu bu baax a baax muy kudd mu nga xam vraiment jàppale ci baax a baax a baax depuis très longtemps parce que moo fexee ba suñu joueurs yëpp am liggéey muy rectorat mi nga xam tamit moo ñu coiffé mu coiffé université yëpp ñoom ñu jàpp ci lu baax a baax a baax. fukk ak ñeenti coupe du maire bu Dakar ci jigéen ñi ci fukk ak juróom yi ñu mës a amal ñett ci góor ñi ci juróomi at yi ñu génn te loolu boolewuñ ci coupe du Sénégal yi championnat yi coupe Saint-Michel yi coupe arc-en-ciel yi Dakar Université Club di wéy di wane xarañteem ci basketball sénégalais bi at bu nekk. champion du Sénégal, regardez le score. Dakar Université Club kon ñoom ñooy champion yi lu jëm ci wàllu dossier bi ci la ñuy agsi wax ci coupure d'électricité yi bu weesoo kon dog-dog yi ak gàllankoor yi muy indi askan wi bari na loo xamante ni it bu ñëwee dana leen koy faral di yàqal muy ci biir kër yi waaye it ci fi nga xamante ni moom moo di kon secteur informel bi ñi nga xamante ni seenu liggéey ci courant bi la ñu ko wékk ba tax na gis nañu ni loolee doxalul koom gi ay millions kon lay yàqal réew mi mu di dossier Fatou Bintou Conté caméra Thierno Laurent Mendy. jamono ji dañoo seetluwaat ni coupure courant yi dafa dellu siwaat bu baax a baax ñu bari ñàkk ci seeni matériel mu nekk ab koom-koom bu takku lool ci seen loxo. suñu kër mos nañu dal mos nañ ci ñàkk suñu benn frigo bu mag la waaw mun ma wax nag ñaar lay jar jamono jooju. waaw mujj xoolaat jëndaat beneen rek xam ni boobu ñàkk nañ ko mun ñu si dara. wax dëgg fa yàlla lu muy yàq jamono ji bëri na loolu fa bëri congélateur yeeg yooyu day tàq di coupé doo xam doo comprendre daal da ngay gis par exemple kenn koo xam ne def ay 300 000 ci kër gi di ko yàq te lépp courant la coupure la. lu ci ëpp ci coupure courant yi lu ñàkk solo mooy tax sa matériel yàqu xuy xamat gi nga xam ne 10 secondes sax du ko dépassé. courant di dem di ñëw léeg-léeg mu def baisse tension te loolu mën a yàq matériel yi waaw ngay gis am na mu nga toog sa frigo doon daw nice coupure bi répété 2 fois de suite mu jaare fa fay kon loolu war nañ ci jóg quoi courant maanaam même bu fii coupé sax mu am benn rythme bu régulier quoi muy coupé mais ni ñu koy enchaîner nii di ko indi ci benn intervalle 10 secondes affaire yooyu mu coupé dem day yàq matériel quoi moo ci gën a gaaw surtout te temps yi loolu la ñuy gis courant boo xam day dem ñëwaat ci. économiste bii di Moustapha Kama jàpp ne jafe-jafe yu tar rek lay indil ñi nga xam ne ñoom ñooy waay jëfandiku yi. évidemment consommateurs yi dañuy jànkoonte ak jafe-jafe parce que boo xoolee seen i matériel yi nga xamante ne moom la ñuy branché mooy ay réfrigérateur ay congélateur et cetera ay télé wala ordinateur même boo buggee liggéey ak loolu mais bu fekkee am na coupure mais da ngay taxaw dootoo mën a def dara. surtout nag ci ñi nga xam ne ñoom ñooy waa secteur informel bi te seen liggéey lépp ci courant lañ koy defee. ñi nekk secteur informel yi d'abord ñi nga xamante ne ñoom ay menuisier lañu ñi nga xamante ci courant la ñu def ñoom dañuy taxaw te ñooñu boo xoolee yooyu. vraiment mooy jàppale état bi parce que état bi mënul créer emploi mooy jàppale état bi di réguler comment on appelle l'économie maanaam di leen jox lu tuut lu ñuy yóbbu kër ga mais léegi nag bu fekkente ne courant dafa coupé ñooñu dañuy taxaw dootuñu mën a def dara donc loolu lu métti la. coupure courant yi nag daanaka moom mi di économiste bi jàpp na ni buy wéy di tar ci dëkk bi lee ñi nga xam ne ñoom ñooy investisseurs yi danañu daw indil ay jafe-jafe suñuy koom-koom. ñi nga xamante ne dañuy jógee France wala ñu jógee Amérique wala ñu jógee feneen bugg a dugal seen xaalis bugg a créer entreprise so yooyu ñu xamee ne réew mi alors dafa bëri ay coupure na nga xam ne ñoom dootuñu ñëw parce que kenn du ñëw ci réew ma xam ne dañu couper électricité bi alors ñàkk loolu la say xaalis ñàkk loolu la say investissement loolu duñ ko nangu. jamono ji ñu nemmeeku lool ay coupure courant ci dëkk bi lee coupure courant yooyu nag buy faral di wéy dina faral di indi jafe-jafe ci sunu koom-koom bi. page bu mujj bi ci journal bi ca la ñuy ak si yéen kaay lu ñu xëy ak Mamadou Mouhamed Ndiaye.
jërë ngeen jëf tëggum dënd ak sémmiñ la naqari benn neex benn giseb Abdoulaye Wade ak Modou Diagne Fada tey ji ci ngoon foofee la ñu ko jàpp Abdoulaye Wade borom parti démocratique Sénégal ak Modou Diagne Fada mi ànd ak kii nitam bëgg a këfe parti bi ci ñoom ñaar mu di Abdoulaye Wade ak Modou Diagne Fada observateur ne nañu dinañu daja tey ji daje bi ci yor gi la ñu ko jàppoon muy 11h waaye dàq nañu ko ba tàkkusaan mu di juróomi waxtu ci ngoon yéen kaay bi nañu daje boobu diggante Abdoulaye Wade ak Sadaru Muxti di Modou Diagne Fada bu yombee Maître Madické Niang ak Tafsir ñooy ñu ko dox ba mu yomb Abdoulaye Wade war a gisee ak Modou Diagne Fada observateur nañu du yomb lu ne mën na caa xew le témoin nañu ngoonuk tey ji ci la parti démocratique Sénégal di tasar ba mu taxawaat ba faaw comité directeur parti bi yéen kaay bi nañu tey ji ci ngoon lay am observateur ni ko yëgooli xew yëf yi dàq nañu ko ba alxames ji di ñëw ca la ñu amalee comité directeur parti démocratique Sénégal direct info moom di laaj ndax Abdoulaye Wade day yolomal ginnaaw gaay yi nga xam ne fippu nañu di bëgg ñu defaraat bànqaasi parti bi Abdoulaye Wade bu janook ñooñee day yolomal am ndax da koy defante ak ñoom leneen loolu direct info xëy nañu ko wax moo di nee nañu parti démocratique Sénégal mi ngi ciy jafe-jafe yu dul jeex ci jamono jooju ñi bokk parti bi ñoom ñoo ngi ci giita ngaas gaay yi Macky Sall yi doon giita ngaas démb ak Ahmad Dansokho ci ñoom la Rewmi Quotidien xëy journal bi nañu gannaaw kàddu yi fi Ahmad Dansokho yëkkati woon jëm ci di xam le ne Sénégal mi ngi ci guuta ñetti yi ci gouvernement bi mu di yaa xam Youssou Touré ak Youm ñoo ñi xam bu taal bi maître Oumar Youm moom yéen kaay bi nañu dafa jël patrie falan ko fële ba noppi jiital parti bi ndax waxi Balla Pouye joo xam ne wax na ko ci mbirum Dansokho mi Barthélémy Dias dañu ci laas yéen kaay ñàkk xam boppam rek maître Oumar Youm bu xamoon boppam dana jekkal ab toogaayam Youm li ko war Barthélémy Dias nañu moo di xool boppam ci seetu su bëggu ne laata muy génn journal bi nañu jaas mu ndaw di Barthélémy yamu rek ci maître Oumar Youm ne yeneen gaay yi ci décide Barthélémy jox na leen seen wàll nee na bari na tey ñu ànd ak président Macky Sall ñoo gën a torox ak torox tànge amuñu woon tus tekk yu wuñu woon dara kenn xamu leen woon kenn xamul it fañ la ñu jugee ay nit lañu yoo xam ne ñoruñu tàbbi ngësam leen andi maanaam accident lañu ci histoire seen allié APR yi Barthélémy Dias nañu amuñu benn culture amuñu démocratie tey duñu ay républicain Amath Dansokho li mu wax ba mu jur coow Barthélémy Dias ne wàlla Sénégal Dansokho inventé wul dara li mu wax yëpp dëgg la askanu Sénégal li ñu doon xaar ci nguurug Macky Sall loolee gisuñu lépp grand place nañu waa PIT li seen président d'honneur bi di Amath Dansokho wax ñoom loolee la ñu wax nee nañu Amath Dansokho njëkkeewul wax ji Macky Sall moo ko njëkk a wax ci conseil interministériel bu ñu doon amal ca la Macky Sall ne woon dog-dogi courant yeeg ñàkkum ndox mi ci réew mi nañu ko lijjanti ndax xel nangu ko Samba Si mi porte-parole PIT nañu ci l'observateur moom bettelam ci tontu lu ñagas li gaay toftal ci waxi Amath Dansokho yi Walfadjri nañu ànd bi ci boppam moo dul dem àndub APR rak parti yi ñu tuddee ay parti de gauche lu ci mel ne parti socialiste LD ak PIT ay alliés la yoo xam ne dañuy déranger Sud Quotidien nañu beneen ànd ngi bopp ñu ngi koy jëm te mu tàmbalee jur coow xaat mu di ci présidentielle 2017 yi ñu jëm am nañu folo ci ku jëg politique gi li ñu gis moo di candidature unique maanaam bokku mel na mbër ngir taxaw jàmmaarloog Macky Sall yéen a kaay bi nañu bi xalaat bi jibee ci la ci am ñu yëkkati seen kàddu di ca wane seenu ñàkk ànd Malick Gakou bokk ci ñuy yaakaar ñu ànd ci nañu ci biir journal bi maa ngi toog di xaar ba xam ñi ko wax ana lan la ñuy teg sama loxo du ma ne nangu naa ko waaye du ma ne bañ naa ko njóobeen buy bañ ndekete mi ngi des ci réew mi ba léegi yër leen xët mu njëkk Le Quotidien Moustapha Diop ministre microfinance yéen a kaay bi nañu Cour des comptes ga ko yónni woon ab mission ngir ñu dem xooli anam ya ñu yoree fonds de promotion entrepreneuriat féminin Cour des comptes googee du ko dolliwaat ni yéen a kaay bi ne nañu magistrat yi demoon tollu ci ñett ci njiital Abdoul Majib Gueye demoon doon audité ay saaga la ñu fa jëlee Moustapha Diop da leen saaga ba ñu tooy xepp du dara lu mu leen bàyyi la daggal leen bëccëgu ndara kàmm dem ba naan leen ay petit magistrat ngeen yu tekkiwul dara bu ma leen fi gisate Cour des comptes la ñu wax waaye yéen booy boo ngeen tudde seen bopp Cour de règlement de compte baaxu leen ci kër baaxu leen ci àll dara defu leen ko ci réew mi lu dul yàq li yàqu mi ngi ci l'observateur mu di wëyu yi song magasin yi di ko dajji di jël xaalis journal bi ñu ci diwaanu Tambacounda ay wëyu ñëw fa bëggoon a song poste ba foofee ba ñu songee poste ba jël coffre ba yóbbu te leen li ñu def moo di wëlbatiku dagg noppu gardien ba ndax nee nañu bëgguñoo ñibbi ci zéro. ngërëm ko Mamadou Mohamed Ndiaye jaajëfal leen yéen ñu àndaloon 13h ba léegi ci xibaaru digg bëccëg gi rédaction bi dana ñëwaat incha allah 19h30 ak 20h ci yeneen i xibaar lay doon fi ak boobu programme bi permanence foofu lay leere ak Kebs Thiam Kebs ma lay nuyu. ma lay fay tey moom doo wax dara ci vert noir bi. non naa bàyyi vert noir bi wax Gambie taay nag ñu def foofu moo quoi doxantu Gambie. waa gis nga dem Gambie rek. pour liggéey bi waaye dellu si waat rek ngir fas yéene boo defee xibaar yi ñëpp di xaar ba pare rek ñu jël relais bi daal di wax mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan li nga xam ne moom la ñu fas yéene am ci programme bi. naka réew ma mbaa neex na. waa neex na lool macha allah. yaa ngi xaar sarice bi tant que ñun gisaguñ ko. mun ñëw jàpp ni neex na yow xam nga ne day ñëw. ngërëm ko Kebs Thiam mooy ñëw léegi ci biir permanence ñu leen di dig daje niñ ko waxee incha allah ci yeneen édition ci ngoon gi yenn leen jàmm ci télévision Futurs Médias